c'est ci nasaraan bi après suñu mbokk Fatima Mbengue coordonnatrice adjointe bu collectif ñëw ci nasaraan bi ñun collectif pour la justice et contre les violences policières defe naa ñun rek ngeen di dégg ñuy naxarlu ay weer ngi ay at ngi nekk ñu policiers yi ñun rek ngeen di dégg ñu naan leen Sénégal li fi am mooy un policier pour 5000 habitants alors que norme yi mooy un policier pour 1000 habitants ñun rek ngeen di gis ñu ñuy matraqué ñu ñuy gazé ñu ñuy buntu xatal ñu ñuy dóor ci marché yi di ñu tëj ay weer te ñu ñuy jàpp ay policiers lañu ñu ñuy dóor ay gendarme lañu waaye donte ñu ngi subir loolu ñun rek ngeen di dégg ñu naan du dëgg du yoon li fi am Sénégal mooy au lieu mu am un policier pour 1000 habitants ñu ngi am un policier pour 5000 habitants maanaam un policier sénégalais mu ngi def liggéeyu juróomi policier boo amee surcharge de travail même yéen journalistes yi day yomb nga nerveux day yomb nga nerveux day yomb nga gaaw a naqari deret day yomb nga def naka sa dul noonu donc pour wane ne ñun dañoo jàpp ne takk der yi duñu suñuy noonu ñun rek ngeen di dégg ñu koy wax ñu koy bind ba di ko distribuer sax ci commissariat yi benn bés jàpp nañ ñu 10 heures ba timis commissariat plateau ndax dañ doon wër commissariat yi di joxe këyit ci këyit yooyu ñu boole ci ne du dëgg du yoon Sénégal mu am un policier pour 5000 habitants alors que un policier pour 1000 habitants moo fi am donc ñun amuñu benn complexe ak gendarme ak policier ak douanier ci ne suñu ay mbokk lañu suñu kër lañu jóge suñuy mag lañu suñuy rakk lañu suñuy yaay lañu suñuy sët lañu suñuy doom lañu suñuy pàpp lañu suñuy yaay lañu muy benn ñaareel bi fii lañ fi def conférence de presse ñu yebal fi ay policiers ñu tas conférence de presse bi policiers yi ñu yebal fii ngir ñu tas conférence de presse bi solu ñu woon benn masque yi ñu jëndoon pharmacie 1000 francs la pièce ñu jox leen ko ñoom ñépp doyul woon sax yemuñu ci loolu ñu cotiser suñu cotiser commissariat bi ñu jóge woon muy commissariat Grand Yoff ñu jox leen don de masque policier bu nekk ñu jox leen ñaari masque lavable yemuñu ci loolu démb ñoom ñii Fatima Mbengue jiite leen en tant que coordonnatrice ñu dem commissariat Thiaroye yóbbu fa tamit ay masque lavable 100 masque lavable donte commissariat Thiaroye mooy commissariat bi tuur Dilian Pape Sarr bi maas Pape Sarr bi taal Pape Sarr mu taal ko ba mu xëm ba mu dee ñun ñoo dem démb commissariat bu Thiaroye may leen sans masque et incha allah campagne bi dina continuer donc c'est pour mu leer naññ ñun amuñu benn jafe-jafe ak les forces de défense et de sécurité nañu continuer di ñu jàpp nañu continuer di ñu dóor nañu continuer di ñu matraquer nañu continuer di ñu gazer yenn saa yi sax ñu ñuy saaga naan ñi yéen ñu ñàkk jom ngeen au lieu ngeen dem liggéey ngeen di marche dinañ leen continuer défendre ndaxte ñoom amaguñu syndicat bokk na si sax ñun li ñuy porter ne am na takk der yoo xam ne jot na ñu am syndicat ndaxte dafa yomb trop ñu fay leen xaalis ñu leen di jox 100 francs par jour 7100 francs donc loolu bëggoon naa ko wax mu leer ne amuñu benn jafe-jafe avec les forces de défense et de sécurité defe naa moo nekkoon laaju El Hadj Ndiaye xaw ma voilà beneen bi mooy nawoon fa woon rek fii la suñu mbokk Omar Watt ay militaires français dóor ko ba mu daanu dans le coma waaw ba tey jii nii mu ngi traîner les séquelles de la bastonnade ñan ñoo ko xeexal ñun ñii la collectif ànd ak les familles des victimes xeexal ko ba ñu matraqué ñu gazé ñu dóor ñu buntu ambassade France gardé ñu à vue toute la journée ci commissariat central ñun la woon loolu la ñu def mobilisation boobu pression yooyu moo tax benn ñu arrêté benn ci militaire français yi moo tax ñaar
ñu àtte ci kanamu yoon militaire français boobu ñett moo tax biñ ko àttee ñu daan ko ñu ne ko yaa tooñ yoon ne yaa tooñ benn ñaar yoon ne di nga dàmp nangam ci xaalis ki nga xam ne moom mooy Omar Watt. donc ça veut dire que suñu xeex am na njëriñ ça veut dire que toog ne tekk ne màng baaxul ni ko xale yi di waxee seule la lutte libère. moo tax ma waxoon sànq na woon fa woon ni ñu def ci dossier Omar Watt noonu la ñu nar a def ci dossier yëpp ndaxte kat tey Elimane Touré la suba Pape Sarr la gannaaw suba Seck Ndiaye la après Abdoulaye Timéra mais bu ñu moytuwul suba man la bu ñu moytuwul suba Mass la bu ñu moytuwul suba Maguette la bu ñu moytuwul suba Fatima Mbeng la gis ngeen yenn saa yi ngeen di def seen liggéey ci ay manifestations ñu gazé leen ñu dóor leen ce n'est pas neutre de c'est parce que état du Sénégal dafa ne pat ne tekk mooy li may wax permis de tuer or dafa war a leer on ne paie pas nos impôts pour nous faire tuer moo tax li ma feeñal ci film bi Baadoola Lives Matter dafa am solo donc loolu laa bëggoon wax maanaam xeex bi day daal di continuer ndaxte tant que dañoo jàpp ne tant que attewuñu policier yi fiir mbëkk rey Abdoulaye Timéra yàlla na ko yàlla yërëm waaye fu mu tëdd suuf du sedd ci kaw tant que attewuñu juróomi policier yi rey Seck Ndiaye fi mu toog yàlla na ko yàlla yërëm waaye la famille de Seck Ndiaye du ñu def le deuil de Seck Ndiaye tant que attewuñu ñi rey Elimane Touré ak Pape Sarr ñoom fu ñu tëdd yàlla na leen yàlla yërëm waaye seen am. jabaram dese ne woon 2 ans avant léegi nag ñun ñu ngi déglu daal suñu yaakaar yi ak suñu justice su dem justice soit faite boobu ba léegi nag ñun ñu ngi daw depuis 3 ans 4 mois depuis 2017 ba léegi ñu gis ay même cas Elimane Touré bu ci amaat parce que amaana peut-être ñu rek la woon problème yeneen Elimane Touré doon fi am ñu ngi woon suñu justice su dem taxaw si loolu police yi xam ne ñoom ñooñu war a aar mais nekkul ñoom ñooñu war a rey. man la Yawal Diop frère Seck Ndiaye nekk man ci moom Seck Ndiaye dañ ko jaayee juste basin juste pour importer par la suite pour ma Sénégal bi jël policier yi ñëw na ko ñu jël nañ ko sàcc pour génne ko moom ak ñu fekk ci appartement moom kese quoi ñu ngi sama Sénégal donc après ñu am ci ay renseignements borom kër yi ko lire moom moo nekkoon dañuy coow foofu ci xeex moom muy ñëw policier yi taxaw foofu dem bon ci guddi gi dafay 19 heures suñu benn frère nekk na seen dawal ko dem ñëw delloo échantillon mu ko defoon ci la ñëw fekk policier yi ñu ko ñu jéem a gis say xam ne Seck dee parce que nee na ñu ko fekk ñu mën a ko policier yi ñu ko wéer ci kawam mais bon Seck bi tàmbaloo suñu ko mu xam ne ci dee na mais ñu fekk policier bi ko sotti ndox nee na moom nee na ca policier yi jël foofu benn mandat mu nekk foofu mandat bu ndaw ak draay yi mos ko ci wàcce ko escalier yi dañ ko wàcce escalier yi daal mos ko yóbbu ko dañ ko yóbbee ba pare ñu ko yóbbu à l'espace ñu kii décédé na après léegi ñoom ñu mel ko parce que dañ ne presque bu ñëwee ñun dañ ne moom kii dafa yoroon pistolet doon xaar après dafa xaar lay wax ñoom nag ñu dégg gis ko mu tax fa cadre box boo xam ne comme box bon boo defee passage la jàll dañ koy jox benn médaille ñu cadre bi rek ñu am nañ suñu bëri te loolu gis ñu bëgg a justifier ni kii te moom bàyyee box bi tam na kay yoon tam si sax tu bay xaar pour kooku bu mu ngee dëkkal ci benn côté bi daan na ñëw après bu certification mooy ba mu génnee dañu kii dañ ko doon bu dee parce que man dem naa mbokk naa ba gis bopp bi mu xaaree yàlla ñëpp ñu ko def boobu léegi nag ñu ci toog bon d'après ñoom ñu ñëw na ba ñu tracé dossier bi ba ñaari ba léegi police yi ñu benn renseignement ba affaire yi jàllee
sama benn waaye bu ne ma jour bi policier yi ñëwee foofu maintenant bii 22 jour boobu naar bi dinaa moo policier yi nga xam ne 10 heures wala ñu wàcc wax ak naa bi def naa sa lu muy dégg dama taw xam naa fi mu si même bu fekkee rayon nit wala mu def tëj bu gën a garaaw ci àdduna bi war ñu ko mën a rey dañ ko mën a jël yóbbu ko entendre ko wax ak moom te lii ñun buñ ci dugul wax ëllëg mën a ëllëg mën a si doon wala ëllëg mën a dem kenn man société bi parce que ñoom dañuy jàpp si jàpp dañuy def mooy dëgg te dañ ko dëgg amul benn yëngu ci intérêt jàllale benn image en même temps doomu jàmm defoon ci dëkk bi nekk na liggéey def nañu def si ay plateau di si wax di si ñaaw mel ne ñoom ñu ngi doon dëkk bi te suñu borom moom daa leen parce que moom sax mais doomu aadama moom daa leen tey bu kenn defoon ci koo xam ne ci ñoom la ne ko doon fësal mais lii dafa nekk ci ñun moo tax ñëwuñ si dara pour que dañuy yoon ci wax dañuy ci dossier bi ministre de Aliou Ndiaye wax na ci benn yoon pare na ci loolu lañ jëm waxaat ci léegi. C'est fini.